assalamu alaikum encore une fois ibata d'accord hande la deuxième journée fane na inauguration fane an naga tane fi arène Agnodior voilà yon fa MCS Mame Cheikh TV mbine Agnodior tana hewta hande tan deuxième journée fane ya donc amateur ke en commencé ando kida pire ke commencé ando kayda comme ne lay tene rek injomi ñala ref voilà meke nu ngit kan MCS Mame Cheikh TV donc hannunga gongun hannundan ciosan hannunga ciosan itam parce que mbayang lum o ten ref meke mbine Agnodior voilà yon fo anda gaw ten ref maire fane na commune fane de Dionewar voilà te inauguré arène neke uniquement rek voilà pour jeunesse fane mbine Agnodior amba hongi tena koden na politique fane te fiya mais aussi itam pour contribuer à ken anda gatenale mais c'est le développement local voilà hande nungi ka anu naga dal voilà ala dawme nu moskira nungi fen yon fa cameraman fane mi Mame Cheikh TV voilà merci Mame Cheikh dañuy continuer voilà là nous avons un lutteur qui est devant nous là il peut parler l'anglais le français le sérère et même voilà toutes les langues que vous préférez là monsieur comment tu t'appelles? Je m'appelle Boy Casamance. Comment? Boy Casamance. Boy Casamance? Oui. Donc tu es de la Casamance ou bien? Bon, je suis originaire de la Casamance mais je suis à Dakar, je vis à Dakar. Donc aujourd'hui tu es venu au milieu des sérères? Oui, c'est un plaisir de venir au milieu de mes jams quoi. Wow, de tes jams, oh, comme on le dit quoi. Oui. Donc là les sérères tu les as vus, ils sont trop costauds, ils ont de la force. Comment tu trouves les sérères ici à Agnodior? Absolument, ils sont géniaux, hein, ils sont géniaux. C'est des grands champions. Okay. Ouais, on se rappelle que l'histoire de la lutte retiendra que les plus grands leaders sont originaires au milieu sérère, au milieu insulaire. Okay. Si je prends l'exemple du grand Yekini de Bassoul, mais il ne faut pas oublier aussi que les Diola sont de grands leaders aussi. Ok, donc hier c'était pas interviewé. Donc comment tu trouves aujourd'hui avec les lutteurs de Agnodior ou de Dionewar ou bien voilà de Diofior, comment tu les trouves aujourd'hui? Oui, l'essentiel de la lutte, c'est la non-violence. Okay. Et je trouve les jeunes trop disciplinaires. Donc il y a le fair play qui s'est déroulé hier. Et j'espère que le même scénario se produira aujourd'hui. Et tu comptes gagner le drapeau ou pas? Oui, je suis confiant. J'ai confiance en moi. Hein. Je suis venu pour prendre le drapeau. Okay. Et montrer à mes jambes que voilà, les Diola aussi savent faire quelque chose. Mes encouragements donc. Merci beaucoup. Suite fane na programme fane hande teni def. Way kede fi mbirna genna mbinde Agnodior tele mana ngasobil haru giyon ak njom nek ne ma afride nene. Fasiyene no jang rek. Ndam rek bisidum drapeau le medame de gaynde. Non, drapeau ne meda bayno yeke. Woni? Anda ay ma virtida. Apa. Tamagenu. Agnodior. Nous van bodru ça. Amadou. Ah ok, Amadou Faye. Donc bonne chance. Merci waay. Direct champion ke. Hanele mama nunga MCS TV tenaref. Donc cameraman fane mi jinde fane Mame Cheikh TV tenaref. Champion nano e fatam geno. Menen Maodo Thiam. Mamadou Thiam. Maodo Thiam. Waaw. Tam geno. Jilas. Ah Jilas atido. Waaw. Boje fi trokin mbinde Agnodior. Waaw. Mais que champion genu mende. Waaw. Andam champion genu, ndam champion refu quoi. Oui, tam champion refu quoi. Waaw, oui. Ok. Donc combat je onene. Anda ma virtida. Non, andavul num koy. Waaw. Fa giaje combat. Win fa num mabo fak. Mama min dadik fak. Kon wo fa nek champion ke fo bo. Champion garu kami champion. Donc harulay ka wana sate fana. Waaw. La dene dañi confiance na mi rek. Dañi confiance mayu fa mayu ya mata be kan jangi da jomne. Ok. Waaw, ñom ne kay no jilas kon gar kimbe ke yena.
inchallahu rabi yasam ro fiyanum ke bona kon amin mbirne ok waaw donc il est encouragé am waaw jige problème xalay ka bat ka lay den bo bolay de waaw bola ne dañ ci confiance na mi rek ok waaw xoti ñom ne rek bi dañ jilas ok waaw ziarat na pax jilas fop me bega den ne waaw jangeen jef voilà mam se jëlal ma ambiance touti mam se nga jëlal ma public bi ga yaangi ni ñew nañ voilà fii lay xawee Niodior donc jëlal ma tuuti ambiance ñi ngeen di gis yëpp ay amateuru lamb lañu moo tax violence non violence lañu wax donc am na yoo xam ne xew na fi démb ñaanuñu yàlla mu xawaat fi mam se jëlal ma champion bi kilifa fa ne naa fi yo oy rak a ñaaja on dik rak tam geno a Niodior wono iname bandi 40 ans awre bandi 40 bon faak da wiro mo jang andima sawo ponnum joho fa aussi na seek fane wetu est ce que janga yaw drapeau wala ndiyo i njom ne keteno fere mafir janga yimo drapeau na demi final dik ñakayum donc faak an mafo faak genar mafum fo Niodior o leng ok donc i njom ne nene te fina jereful combat jam combat nene anda e fo dirtona aha mba mede fawo non leng ne me da fami i njom ne poids lourd ɓor ndef men ndegay ne billahi giano poids lourd refum wa woro ten quoi aha donc xaro ley ka wene saate fane a Niodior fa Dione war saate fane me gidma fop ñaana fop a ndam tam me gidma bo Dione war bo fa liya fop contana na den fop dal violence fane nangano maya to andam ga pir ke nereno ɓisida ino ina ndefa ci ino yobuno ɓisida digante caate ke in keke xaro ley ka supporter ke in supporter ke giano begana den rek to contana na den i are ner ha ley ka ten te ɓatelo sigat ɓatelo he maninam ngidma monsieur le maire i njeye ndabidum in contana no ten a paax donc il est encouragé am jaajëf sam ke me bitanum drapeau le yalo fiano mo ten amin waay jaajëf barkaro mam se jëlal ma ambiance tuuti jëlal ma ambiance bi tuuti mam se jëlal ma leen voilà waa axlu lambu ñoo woote tey mam se voilà télé bu mag boobu ngeen di dégg à chaque fois MCS TV ànd ak sama jinne bi maam Cheikh moo nekk ci caméra bi li ngeen di gis fii yëpp Niodior lay xewee jëlal ma public bi jëlal ma xarfa xuufa yi xonjom yi jëlal ma leen tuuti maam Cheikh jaajëf maam Cheikh kay jëlal ma sukku bi dafa andi mbor di WhatsApp jëlal ma kii di WhatsApp fii te andi mbor jëlal ma ko mu ngi nii dafa andi mbor di WhatsApp mam se jëlal ma ni nga jëlal ma sama grand bi jo jëlal ma gaay mam se wala li yëpp Niodior lay xawee MCS TV mam se kay jëlal ma lii am na benn entrée poids lourd defe naa ne kii waa Niodior la Simon Sène la poids lourd la mu ngi dëkkee ba kër Galle fi ñuy naan Niodior Simon Sène la waa Niodior la jëlal ma ko mam se poids lourd bi tey xam naa ne moom dina ne tey dina neex dina yëngu ñi amul paas ñëw leen ngeen dugg si voilà mam se nañ continuer jëlal ma ambiance mam se jëlal ma gaay jëlal ma ambiance tuuti nee naa leen fii lay xewee Niodior voilà maire de la commune de Dione war moo tegal mbër ñi 400 000 francs CFA poids lourd bi 150 000 francs poids léger yi donc lépp lu ngeen fii gis rek fii lay xewee Mbayang Loum moom moo yore micro central bi tambour majeur bi di Alaaji Faye waa Dione war voilà la voix d'or de Mbine Farba Mbayang Loum mooy dugg si noonu Mbayang Loum mooy dugg si noonu jëlal ma Mbayang Loum mooy dugg si noonu la voix d'or de Mbine Farba merci mam se jëlal ma ko mam se ko koy Mbayang Loum
nalo kiɗatere ma musiɗan onu anderu nana nay gonum kepun wanama Afrique poids léger andano ay way away ñom jaje doole to athlète a ref awa miña combat voilà i ɓaata commencer combat ke diggante Guedie Senghor Mawɗo voilà pirɗi keke nu ngi'a fop a njootiida njoot diggante Guedie Senghor Mawɗo voilà deuxième journée fane i ɓaata commencer deuxième journée fane na inauguration fane arène mbine a Niodior diggante Guedie Senghor Mawɗo ino we teen combat ke ɓaata njib CNG ke we i leya CNG fane fa sécurité fane we leya coto es nene den nu ngi'a de njeta neen pour rek affaire ke a ɓeera ɗat violence a foño je comme faak MCS TV depuis mbine a Niodior Guedie Senghor Mawɗo diggante Guedie Senghor ak Mawɗo mbine a Niodior a jexta wa nu ngi'a de ndokida itam poids lourd a ref poids lourd ke na ndokida Guedie Senghor Mawɗo a jangan areta fo ten Guedie Senghor Mawɗo a sikan ana lukale siku basa fo ni ke o mafirta i njolo mafirta fo ñi a mafan i njom na leera i sawi xoolu fec a mafan a leyɗan ga xotida xot a leyɗa toujours rek un poids lourd ke ten i ndef mbine a Niodior voilà deuxième journée fane na inauguration fane rek ten i ndef mbir nam no fatam geno ñu ref Simon gena Niodior a Niodior geno i voilà poids lourd ida poids lourd fo i i njom ne giim meen ful poids lourd de waaw i a jata mbamira ndokid ino ngen na meen in teel a ndokid de ok gala reta ma ret Dione war gala mais wiin we gi'uma ma poids lourd a meɗa meɗ de xolwa poids lourd i a mbaro ngar sax bo i njom ne wa fel kene mbu fatan soɓida in mbir we soɓuma ma a mana mayin wole i axa i mana mayin comme deno rek i a ngaranga rek im maafro champion ɓor gi'um ma waaw champion i ndef nena den a ley ka Niodior a we axa den a moofa mbuud rek a ɓaat ñaan ke ana ngi kasan ne fo axa normal donc il est encouragé am iyo merci jajef ata démarrer diggante 15 fa boy Casamance i mbir neke in fo ten ley wa français ale ma nana anglais a nana français bo sereer bo olof wala o coola ref ale ma diide sereer we kam sereer we rokiidu nda xana wuro ten o ten cooɗu ina ciñ nene boy Casamance cooɗu ina ciñ 15 nu nananga 15 rek te ɓisa nuun na machine Yamaha diggante 15 a ref fa boy Casamance meke ta xewta mbine a Niodior voilà combat fa lakas fa naka sipa combat fa mbela ref ka diggante Amadou bandi 40 jangan dem fa Leyti Ndiaye Ngasobil agen mbine a Niodior dem fa bandi 40 pirɗi ka ngen na mbine a Niodior a ref ngor ke andra andir i njomo ten na pankanan ne Mamse de may jëlal ñaari combat yi Mamse gars yi dañoo saf Mamse boy dañoo saf jëlal ma combat yi Mamse jëlal ma combat yi Sirim Bamba laa doon expliqué nii da doon filmé moom laa doon expliqué Mamse bilaay da doon filmé moom laa doon won nu ñuy manipuler téléphone bi mooy président CNG maa ngi koy nuyu au passage kokoy Sirim Bamba grand Bouba jël na ko 15 jël na boy Casamance
Boy Casamance Bandi 40 dugg si na Bandi 40 Mamse dugg si na poids lourd dina ñeex tey Bandi 40 a rokida o tena nanta fam nga ki des na hiram Bandi 40 tena nanta o te bisu poids lourd ke John War Bandi 40 mooy dugg si noonu moom moo yóbbu poids lourd John War yi ñëwati na fii Niodior i njom ne xana gef xana jam tambiid xane xana saf Mamse bul fàtte combat yi jëlal ma combat yi mbine a Niodior a xewta xane 400 000 ten doone diggante Boy Casamance fa 15 Boy Casamance fa 15 den nam mafra o jata mbine a Niodior MCS TV Mamse o tena jangana xam jinne fane cameraman ke jangani amaden me jangani amaden wole abisan ajangan Mamse jëlal ma combat yi Mamse jëlal ma combat yi lama manu ngay njomo tena pankanan ne may ko ndox ñëwal gaawal may ko ndox mayel Boy Casamance ndox jëlal ma combat yi Mamse jëlal ma combat yi Mamse jëlal ma combat yi Mamse jëlal ma combat yi jëlal ma combat yi Mamse mekete na xewta mbine a Niodior a xewta jël na ko foñi dakatiro a lema fesange o kin wayra no maaf o fesanga na lema waxe yen 15 o jafula gise Mamse jëlal ma combat yi jangani am combat ke o jafula 15 sike a lema je kuma ñu bore tena buwa alema je kuma ñu bore tena fiya o laktongan wahino maaf o cola hajangan watiro woroten wate fa o cola jeje dole o cola he dole jow o cola he ten fesun Boy Casamance wonna ko ndombo Boy Casamance o boylonga daref e ko ñatta ref alema je kuma ñu bore tena buwa o jafole no hade dare kapa o jafole no hade dare kapa o jafole hade dare kapa o jafole hade dare kapa ama fan dan nako apa ngatak Boy Casamance dan nako Boy Casamance dan nako Boy Casamance ama fan Mamse jëlal ma combat boobu Mamse jëlal ma combat boobu Mamse jëlal ma combat boobu jangani am combat fana ha Mamse jëlal ma combat bi Mamse Mamse jëlal ma combat bi jëlal ma combat bi ne nga indi ñu batterie bi jëlal ma combat bi Mamse jëlal ma combat bi Boy yaa ngi ci Boy ke weten Boy ke andra andir dro di ko na ma bravo voilà entier pause may nañ leen pause voilà Mamse jëlaatal ma combat bi Mamse voilà diggante Ngasobil bu Niodior ak Bandi 40 bu Niodior Amadou Faye la fii lay xewee Niodior ci arène bu bees bi léegi sama gaay Niodior am na arène asipi bas warkate ina sipate ngumbas bo matongon coono paha me coono paha wole mbine a Niodior tena xewta xanne jangani am combat fane Mamse
Mamse jegani am combat fane boy ke andra andir combat fa mbela ref ka hanne combat fa mbela ref ka hanne digante Bandi 40 bu Niodior ak Amar ak Leyti Ndiaye fi lay xewe Mamse jëlal ma boy o drapeau leke cuune gagné kiran hanne o drapeau leke hanne cuune gagné kiran lema manu ngo drapeau leke cuune gagné kiran injo moten na pankan hanne injo moten na pankan hanne injo moten na pankan meke de jehtam binne a Niodior meke de jehtam binne a Niodior digante Leyti Ndiaye digante Leyti Ndiaye digante Leyti Ndiaye ak Amadou moy Bandi 40 Amadou Faye ngasobil Bandi 40 bu Niodior jëlal ma leen allo 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 Abizan o hereta foten allo changement de place na jiha na ha changement de place den na jiha gigi mo FIFA pa kwe den na biya changement de place na ha mbayang lum ten na ngaya Alaji Faye aussi ten na ngaya mbin a Niodior fop a xewta digante Leyti Ndiaye fa Amadou digante Leyti Ndiaye fa Amadou i njomo ten na pankan hanne goyop wen nang selew wen nang tek hanne nan noxa parce que il paraît que Leyti Ndiaye aj donc tako dale ke ref ke kana yo kano ten voilà xano wari ho parce que fan sike wo ame yakam tiyo rokid Amadou itam o leng rete te yok fam ga agi jabis itam donc xana lalti hom hanne pir dikke dole njoxu tombu da mur rallonge voilà arbitre sifflé arbitre fe gen bom binde Dione War e cota avertissement ale ma mboña ma njom deno dik afakana den arbitre afakana den waaw indi la ref wax na deug Mamse wax na deug ay ponkal ngeen war ngeen mën a bëre Mafrio waaw fi lay xewe Niodior jël nako daan nako Bandi 40 daan nako Bandi 40 daan nako Bandi 40 daan nako Bandi 40 daan nako voilà toujours mbayang lu mota nanga ya mbine a Niodior toujours teni mbodu MC STV Mamse sama jinne bi jëlal ma boy bi garanam no e fotam geno Fodé Mbissane waaw fotam geno e Fissel Mbadane Fissel Mbadane ato waaw donc poids lourd ida poids lourd 400 000 ten tege est ce que giya pir ke na poids lourd fane non jege pir moro génération sam refu men ful génération fan lenga ref giya magi mena Bandi 40 Bandi 40 kaka dome ameda de so ndawir o te bisu poids lourd ke Dione War gala ibinalo ko bongoy nu fote nu binal afuni ale anene donc wo champion refo kami champion ke kaka wine layude nda mi hojjema dal no o amam na Bandi 40 champion tena ref jegeti atulay ka wana sate kana waaw simna ten rek gidma ten tamit wena ndam taxam gimna Fissel Mbadane fop fa Dione War feke ino ruma fa Diofior quoi mina meres inshallah ya zamro a ciom ke buona amin waay wala di courage amin merci jaajëf toujours MCS TV Bandi 40 kii mooy Bandi 40 moom moo yóbbu poids lourd Dione War yi Mamse jëlal ma champion bi gannaaw da ngay présenté wu fan nga dëkk ak noo tudd waaw man maa ngi dëkk Famine tudd Bandi 40 ok waaw nena séeréer a paax kay ok fa foga olof rek nano parce que mi ñama mi yonena ay gorof tombo siromoki Dione War ten fudom donc o gar meke mbine a Niodior par rapport Dione War nam kito poids lourd ke ande fa par rapport poids lourd ke Dione War waaw i njëmoo rek i njëm jege pir mayu fi njega pir mayu pira mbaga new ta mbaag jom pira mbaga mayto wala rek o drapeau le meda de i njëm rek tena pankan kese o ana ke jale na mana rokida rokne sate bana naga champion bora jow firam dara didiro nanim ke lona mais rokida rokne sate bana naga champion bor ndime men mais didiro ye
esri me gana dida donc il est en troisième il est ngedina Maroc ke pour ya sama yalo fi ya ci champion sama champion bi gara fa na fiyo bien rek o ñojora refo fom de waaw ñojora refo voilà ya bo bandi ki ngiram kami jom de non ima ta no ma vida ñojor quoi ah ok na arbe o dira ko me dinam de non non afane de inga ngal puta yok men quoi inshallah waaw merci afela ngaro me bandi 40 ay men de non isa dare ka ah bolu wa boy ke bisido na isa dare ka wole ok merci Diallo Mamse jëlal ma ambiance tuuti jëlal ma ambiance tuuti Mamse koko yo Mor Jalang bu Ñoojoor koko yo Mor Jalang bu Ñoojoor Mamse voilà fan si yàkkamti nañ ko Omar Jalang bu Ñoojoor fan si yàkkamti nañ ko ngor ke le ma wetit Diallo a soole am torop Mamse jëlal ma ambiance tuuti ñoo ñooy waa poste Mamse jëlal ma sama gaay jëlal ma gaay ñoo ñooy waa poste ñoom ñooy collègue maire bi jëlal ma leen Mamse ñoom ñoo andi teranga yi li ngeen di gis ñooñu yëpp waa poste lañu Mamse jangan yama den ine siyaare a fop waa xalu lamb ine siyaare a mbege a fop jëlal ma public bi Mamse jëlal ma public bi jëlal ma public Mamse jëlal ma public bi tuuti mena hewta mbinne a Ñoojoor hanne rek nu nga bo nguni njom te na pankan poids lourd ke nokida Mamse jëlal ma ambiance arbitre yaa ngi gisante seen biir Mamse arbitre yaa ngi gisante Mamse jëlal ma ambiance tuuti jëlal ma tuuti Mamse bilay we ndef wa Ñoojoor koro sa defane njom buwe men wine mbuyi njom Ñoojoor a wede mbuyi njom turbine fane may betay temo kino kina boode ñit kumpa baan ke donina meke arène ne i arène ngas ne MCS TV Mamse janganiyam goy Mamse mena hewta mbinne a Ñoojoor janganiyam jangi ambiance tuuti Mamse i njom ne may betay tem ane goye mbuur rek ba mbuur pel Mamse ken fop nu mbi'anen public a ref bilaay owa jogo jiye ref saltigi jogo jiye saltigi jogo jiye jëlal ma public bi jëlal ma samay grand yi Mamse bilaay kooku Joola jëlal ma Joo Monsieur Sall Mamse jëlal ma gaay Ñoojoor lay xewee tey waaw i njom rek na pankan hanne i njomotan na pankan hanne gowe nga bangun hanne ne gowe nga bangun billahi jangan yama den mbine a Ñoojoor billahi Yankuba nu ngi anente mof jëlal ma Yankuba zoomé ko Mamse jëlal ma ko bagay gis ko wegen bombi ne a Ñoojoor ko koy Yankuba o yàlla ko amul lu mu deful ci lamb ko koy Yankuba wegen bombi ne a Ñoojoor jangan yamu ten Mamse billahi présenté katano leng je kate vierna a bege a Ñoojoora o drapeau nu te ref na rok ni dana Ñoojoor a représenter a Sénégal a reta bo France meilleur lutteur de la francophonie Yankuba Sarr Mamse jëlal ma ambiance sécurité baa ngi nii Mamse man ñemewu ma sécurité ay manot rek laa ragal Mamse ñemewu ma manot gaa yaa ngi noonu di circuler ASP yi ak gendarme yi Mamse jëlal ma gaay yi Mamse jëlal ma gaay Mamse jangan yaa ma den Mamse ndeysaan
xana fel xane de oxin Thiaré ref Grand Thiaré ten mofum men Grand fana buna i njom torop Grand Thiaré billahi xane rek nu nga bo ngun waaw njom ne kana saf xane billahi i ɓato soɗakino ine jeunesse fane ɓato narir ɓato ndef leng yare ni mbon nene nu sippanange ten nu samma in bonka in nu wa warna ɓisid men yaksa nuno fop nu ngumno yen tokum yare ne hen halis tigi te mbeke ten jegani en public Mamse nu ngumno bo xa yaay bo xa faap an ga patrimoine ten a ref Mamse combat am na digante Maodo ak Boy Casamance fo boy alima Maodo ref fa Boy Casamance o coola heke a bobo rokid kami ko we wara den de o coola a bobo rokid kami sereer we war koy fop a panga den billahi Boy Casamance Maodo Boy Casamance Maodo maa ngi nuyoo samay naataango waa Niodior TV mais simna nuun fo boy Ans Boy bilaay me bege anu na pa o weci we ndef na Espagne we ndef na diaspora fane me bege anu he nu fadna mam Baye Fall ka Niodior awa janga ñam combat fane Maodo Boy Casamance Boy Casamance a rafiya nene Boy Casamance ke kere far Boy Casamance a rafiya nene Boy Casamance fiyo ndang voilà je vous salue au passage toutes les ñomin ka de la diaspora ñomin ka we ndef na diaspora fane John Warawe mais simna nuun bege ya nuun karit ke mi fa bakin Boy John War mais simna grand ke mi fop ndef na Espagne aussi fi karit ke a Niodior bo faya ko we ndef na diaspora fane Mbudio MCS TV mina codana nun meke neta moƴa felit fa neta moƴa sumit mina codana nun meke ce Ernesto Che Guevara ten na codana nun ayon fa MCS TV mbine a Niodior toujours Boy Maodo ten a ref ndefa Boy Casamance Maodo digante fa Maodo fa Boy Casamance a koɓa ɗom ne yirma Modou ke no yirma Modou ke a koɓa ɗom giro tew giro fap fada yirmel edi wena tere to hoyram to ini ndeni ndeɗo Niodior wala inde ndeɗu John War faliya bo fayako munde we ndefna diaspora fe me pege anun basara we jida we nuno fop me pege anun siwo we xajibol leng mbine a Niodior i mbodu toujours i njom fa o pelelum Mamse jeglel ma combat i njom fa o pelelum oxa Barthez a ref numéro 9 Barthez le grand gardien de tous les moments Barthez bu John War lege goliwu rek ba goliyo no tan Barthez goliwu ba goliyo ma dara refeer na Barthez a ref lege goliwu ba ret bo ifan grand Barthez demal grand in fa windawre mi fane ke ma foduma solli mokin waxamo rapporter a rek to leyat cotan billahi mbine a Niodior Mamse jelel ma combat bi Boy Casamance Maodo fo boy o bege xam we Niodior TV we bege xam voilà wankoto de make be ref grand in famba bilahi me bege anun Yaya Jammeh in Bouna Rabine aussi in me bege anun bo Espagne laja in me bege anun fop Silla bo John War te ardo ina mbodu ardo John War me bege a John War awe fop mais aussi wa himo leytono im calana we me bege anun mbudye combat fane Mamse jelel ma combat bi ngir Yàlla wa Rasuli jelel ma combat bi Mamse bayil sama cameraman bi
jëlal ma ko Mamse jëlal ma combat bi Ngoudoum Mama o Yalal Madi Ngoudoum Mama me bege yam Grand S au passage Edmo Sira me bege ya nun Job Malik bo siwo Malang me bege yam Red bo Jifir le may Abdou Kadir hande nu mbudi ñom wala nu ñoo joro fop mi bege ya nun seetaan leen combat yi fii lay xewee MCS TV diggante Boy Casamance fa Maodo Boy Casamance Maodo arbitre hicci den hiccaniyama den arbitre a hoya den voilà ok jëlal ma combat bi Mamse joxe na lenge yi Mamse joxe na lenge yi jox na ko rakam kooku tamit ci ne la bokk rakku Mamse moo ma jëlal caméra bi fo boy mu ngi fecc waaw fo boy a ref fo bébé da fecca
voilà poids lourd ke ino we poids lourd ke i jom ne ko waxe yoɓanne diggante Abdou Ndour fa Leyti Ndiaye diggante Abdou Ndour fa Leyti Ndiaye diggante Abdou Ndour fa Leyti Ndiaye mbine a ñoƴor poids lourd ke 400 000 ten doone mbine a ñoƴor ten a jexta diggante Abdou Ndour combat boobu diggante Abdou Ndour la Leyti Ndiaye Abdou Ndour jëlal ma combat bi jëlal ma combat bi jëlal ma combat bi diggante Abdou Ndour Leyti Ndiaye Leyti Ndiaye Abdou Ndour Leyti Ndiaye te na wara Abdou Ndour Leyti Ndiaye te na ma fa Abdou Ndour ñëwal jëlal ma ko combat daal jëlal ma ko jegan yam Leyti Ndiaye jëlal ma ko jëlal ma Leyti Ndiaye xaaral fii lay ñëw jëlal ma ko combat bane mini wa den ma ba den rek du ko koy no da andir de combat bane yob de kay na ref day sawle wala ko pro yalla ref jaajëf mbir jëlal ma combat bi jëlal ma combat boobu 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 Boy Casamance dafa sonn Boy Casamance il est épuisé ce gars il est tellement épuisé ce gars dafa sonn katapi dafa sonn katapi la def wallahi dafa sonn il est trop épuisé jëlal ma champion bi garanano e fatam geno wa mi ma musidan a ñoƴor ma musidan poids lourd ke garo wa poids lourd ke garum we vraiment firme na sek pane wetu a ñoƴor wala wa mo ma firme e ñak na quart de finale na sek pane wetu jaw drapeau no jaamulo drapeau mais mi daw yalla kar fo firane skoy 400 000 te dege de wa 400 000 sala ida bo yalla pour de jaamo jangide kiyama ki gaje boy kana ma fo drapeau le drapeau ke langale ngay de vidanu nam ki to ken wa encourager le pour ça kino rek parce que jëm ne mo fele doki nak do yalla jëram kër no war sa koftel indigre ajay bandi 40 ki anuma ki men adewten ajay jom rek jom na bankan fop na bankan billahi wallahi koy mede dam rek billahi wallahi wallahi na way tam ngam mede wa indukra wa way kare ma musida no len présenter ka jiran billahi ade wona sale jema te ma brane na donc nuno ñoji rob no dan anduno adan Sénégal adan alay ka ñojora way do yalla ci am dam rek mam ga ci akumba jëlal ma combat boobu jëlal ma combat bi nee na combat bi leerul combat boobu leeru toon diggante Leyti Ndiaye Abdou Ndour combat ba ne leer de combat bi leeru toon combat ba ne leer de Leyti Ndiaye Abdou Ndour mi ne kena mbarir hande i njoboten na pankan hande Leyti Ndiaye Abdou Ndour Leyti Ndiaye waran Leyti Ndiaye ma fani zawi holu fecc la ilaha illallah harf ke ken adna Leyti Ndiaye waran ke ref har le mamanu ga han boy ke mbarir hande boy kana mbarir hande Leyti Ndiaye te nama fa Abdou Ndour Ndiaye zawi holu fecc isawla hola hol isawla jeerna wirante falleng nanyanangu la ilaha illallah jalli boobu xawma nan laa koy tuddee ci àdduna jalli boobu lii la arbitre atte leen Leyti Ndiaye jëlal ma combat bi arbitre atte yi
arbitre aate leen la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ñangale ñang jël boobu mooy ñangale ñang di ngeen di gis noonu mooy ñangale ñang tey ci nga bi ci ginnaaw tey ci bopp bi looloy ñangale ñang jëlal ma combat bi jege leen tuuti jegel ma leen tuuti daan na ko Mame Seye jëlal ma combat boobu diggante Bandi 40 ak benn boy Mamou Zidane Pape Diop den na Mavri daane ne après 40 Bandi 40 nee naa leen moo yóbboon poids lourd John Wari semaine passée moo ko yóbboon voilà jëlal ma leen Mame Seye jëlal ma leen bàyyi ma fecc tuuti est-ce que i ñoom ten na pankanan ne mbine ñojo diggante Bandi 40 Pape Diop Mamou Zidane Bandi 40 fo boy leng a refe boy waka poids lourd a ref neno koy ndeysaan njololo linge da mbumangweno dina mama mangore Mame Seye jëlal ma combat yi Mame Seye diggante Mame Seye billahi diggante Mame Seye ayama ay diggante Mamou Zidane a diggante Mame Seye waxe ñak Pape Diop Mamou Zidane la ilaha illallah Mamou Zidane ayena la ilaha illallah Bandi 40 waran Mamou Zidane ayena isawle ke Mamou Zidane ayena jale na xam keke refar na adna la ilaha illallah surprise anaje billahi surprise anaje Mame Seye jëlal ma Omar Jalang fay ref Jalu Mama ongonoli egen bombine a ñojoor Jalu Mama e bisa Simon Sene nde buma bisu Jalu Mama Mame Seye jangani am champion fanen présenté ikatane na okin bilay Jalu ena formu koro Jalu ko wen mayam fan se ken mayam amateur ken mayam Jalu ndeysaan mbine a ñojoor a hewta grand big man na wisanen xonjom ke grand big te na xonjomanen te yalla mi ñu sak ndeysaan ey ay jëlal ma Barthez numéro 9 Barthez kokoy Barthez ey Barou ey waay ndeysaan jëlal ma Barou xool leen ma Barthez cey Barthez numéro 9 oy ka gol yu ba gol yo kawla
ko goli uba goli ko ma ciud Barthez ndeysaan merci Mamse la ilaha illallah gara Barthez la ilaha illallah merci Mamse fi lay xewee ancien couloir la woon Mamse loolu dama bëgg nga xamal ko gaay ancien couloir ten redum merci Mamse la ilaha illallah diggante Leyti Ndiaye Sélé Senghor Sélé Senghor Leyti Ndiaye Simon Sène fo gen na Mbisel Mbadan non gene Mbisel de Diouf yora genu Deba Simon Sène bu Niodior Simon Sène bu Niodior Debo Diouf yoraye Ilay Mamse jëlal ma combat yi Mamse jëlal ma combat yi Simon Sène Sélé Senghor Leyti Ndiaye 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 Sélé Senghor Mamou Zidane jël na ko Simon Sène te na jangan waaw Simon Sène te na mavre Simon Sène a rokan na 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 Simon o ebisan Simon a mafan Simon a mafan Simon a mafo Diouf yora Alimanan 2 Jangan yam maka gaya ngi ñëw may leen Mamse jëlal ma leen Sélé Senghor Leyti Ndiaye Sélé Senghor Sélé Senghor Leyti Ndiaye 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 Leyti Ndiaye Sélé Senghor Sélé Senghor Leyti Ndiaye wa Pape Diamé refa gen binde John War est-ce que Pape fam nga wete wet ful ginum John War ginum a Niodior nama retu nen Mamse jëlal ma leen jangan yama den Mamse jëlal ma combat yi waaw Sélé Senghor Leyti Ndiaye Sélé Senghor Leyti Ndiaye Leyti Ndiaye Sélé Senghor Sélé Senghor Leyti Ndiaye Sélé Senghor Leyti Ndiaye Leyti Ndiaye waran
Leyti Ndiaye Worane 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 Leyti Ndiaye Mafan Opola ketene na fun Opola ketene na fun Mam se jelal ma leen waaw Mamou Jammeh faw fo ni keleke Mamou barotin duang Mamou barotin duang o kine medame Mamou barotin duang Mamou barotin duang a medame do tangan duang ino kiro Mamou Jammeh fo kenar hey la ilaha illallah goyo buda pel fo bebe injom ne kana fel hanne injom ne kana fel hanne injom ne ke Mamou Jammeh be barotin duang Mamou Jammeh barotin duang o koy medamet arbitre hatayden arbitre Mamou Jammeh fofo ninke voilà gars yang may solliciter nee na soxla nañ ma gars yang may solliciter nee na soxla nañ ma on biñe binte soxla yem nee na dañ ma soxla pour présentation délégation bi te man maa ngi nii di rapporter fii man lépp lay def nee naa leen lépp lay def billahi jëlal ma combat yi bandi 40 la diggante bandi 40 dara jeexe Ama Fan Fam nga Jammeh yenu de Fam Jammeh yenu bandi 40 bandi 40 boy nangyo munya bandi 40 tenaji kwa dole bandi 40 tenaji kwa dole bandi 40 tenaji kwa dole wow bandi 40 nena len bandi 40 billahi bandi 40 billahi wow bandi 40 desan mari dong panengel ne Barthes na mari dong ay ngel ne desan wow bandi 40 ada katiro banga
panga ke dole jo alak to ngam rek parea bandi 40 ref alak to ngam rek panga bandi 40 nina nga 40 rek bisom na machine yama bara yo do ngam ya hona de yebof we kine da ngam meke bis giro in chono yebof bandi 40 ref jëlal ma délégation bi maam se délégation fane na maire fane den def wen jëlal ma leen maam se ñoom ñëpp ñoom ñoo toogee nii jëlal ma sama gaay maam se jëlal ma gaay wa fan lu ref Omar Jammeh gara fane mi gara Omar Jammeh ndem mofu ne na ko mbasañ defa maire fane gara Omar Jammeh ndef wa Yaya Fatou in jegani ama gara ado in wen yoonu fo koy de yoonu fo koy maam se jëlal ma ñëpp maam se bul bàyyi kenn jëlal ma ñëpp maam se jëlal ma leen maam se demal ba fee au fond maam se jëlal ma gaay délégation bi we ndef délégation fa ne nga tina bombi ne John War bilaay noos ke ɗoma gara Moustapha Baw min maam se jëlal ma leen ñoom ñëpp bilaay ñoom Ade Bayor maam se continuel maam se demal très bien maam se ñoom Olisier Emmanuel Ade Bayor Nguy maam se c'est bon Donc on a yon fa monsieur le maire de la commune de Dionewar, monsieur Ansoumana Sarr. Il y a aussi les conseillers municipaux. Monsieur Ansoumana Sarr Otenagara. La délégation de Dionewar, il est là aussi. La délégation de Dionewar aussi, il est là. Monsieur Ansoumana Sarr. Il fait partie des policiers maires du Sénégal. Monsieur Ansoumana Sarr. Monsieur Ansoumana Sarr. Monsieur Ansoumana Sarr, le maire de la commune de Dionewar, accompagné avec sa délégation. La délégation de Dionewar est là aussi. Les conseillers municipaux. Madame la maire aussi est là. La délégation de Dionewar aussi. Les collaborateurs aussi sont là. Et surtout aussi la génération 83-84. Génération 83-84, il est là aussi. Il y a le président des zones de Niodior, Issa Sarr. Le président des zones de Niodior est là aussi, monsieur Issa Sarr. Djerengenjef. Zenesone à Niodior, on compte à monsieur le maire. Zenesone à Niodior, allez le moment, merci. Pour ce qu'il y a, c'est le fondé de monsieur le maire. 83-84. 83-84, génération 83-84. Monsieur le maire de la commune de Dionewar est là. Mention spéciale à toi, monsieur le maire. Merci à toute la délégation qui nous est venue de Dionewar aussi. La délégation de Dionewar est là.
Il y a aussi les services de sécurité qui sont là. Merci monsieur le maire et madame la maire. Madame la maire aussi elle est là. Merci. Loho, s'il vous plaît, Loho. N'tienobay, s'il vous plaît. N'tienobay, s'il vous plaît. Kekeyobe, N'tienobay. Kekeyobe. Warin million condamné fina uniquement na jeunesse. Million condamné warning uniquement pour jeunesse. Yobe. Maïlen Kolo, s'il vous plaît. Il fait partie des policiers-maires du Sénégal. Monsieur Ansoumana Sarr. Maïlen Kolo. Madame la maire aussi est là. Couple placé à monsieur le maire, il est accompagné avec sa femme. Maïlen Kolo, s'il vous plaît, Samagaï. N'tienobay. C'est ça les îles du Saloum. On les voit en direction de Warafon Nyojora. C'est ça la jeunesse. Gara Omar Djamben Wemen. 83-84. Donc, Kendrek, Afiange, million ponene bekange aren rek. Donc, il faut pimbarambaro yon. Nsikito annaga oten ref mer fane, roho yala pachin men. Terefo, afo mer ki annaga itam de moju ne fa tep na Sénégal. Donc, te jalla nuno jeunesse fane, numbarno sikit. Okino kin rek ogi of ki annaga ten na jalle. Donc, hani commencé bien commencé à monsieur le maire. Le président des jeunes de Niodior, il est là. Awa nga tep ten amo madak baya maire fane ajalla. Ok, donc voilà, comme tu ayeng, monsieur Issa Sarr, Ouanga Dongo Nyurol Leng rek, rak, voilà, présentation rek Tena Jeida. Wa salam alaikum o fole. Wa inwe ziare fop, inwe simna fop. Wa mbasno fop ak féliciter à jeunesse fane Niodior et Kalay sax, fa jeunesse fane commune de Dionewar. Ngidma aussi monsieur le maire, fa son équipe aussi na réalisation faneke. Il rappelait avec jeunesse fane den budun jeunesse fane den lachun parce que na vote de budget no den no arène inwe nandra fa monsieur le maire inwe layra foten inwe yehora foten parce que nangé kumpayra fa ini lay ngoyangiran aussi tout le temps den na hoita. Donc vraiment jeune ref comme ino aref men pour jeunesse fane a disponible aussi a des ouverture a des compréhension. Mais aussi, c'est un homme qui a le courage de ses idées, comme Nena Noumalaïda. Donc vraiment, Inwe Ngidma, toute l'équipe de la commune de Dionewar. Les gars aussi, Aren Faneke, Aren Nanyodjora Ref, Nanyodjora Sipe, ouais, Aren commune de Dionewar Ref, Aren Anduna Ref aussi, quoi. Lam nous anna me Ndjoma Adaina Inrek, Anaga ke Kawardina Minyodja Ref. Donc Inwe Ngidmanten, félicitian, Bato Bao Nyaha Jeunesse Fanerek, na sportivité. Fajam fasalam waaw an ga itam comme ne ciebo yalay tu na fitna he jander in pare jander in wa joko njal ko ma yenga ko ingot ke ten jangen jëf. Voilà monsieur le maire on remercie aussi voilà Ngonum on remercie madame le maire on remercie aussi les services techniques de l'arrondissement, les conseils municipaux aussi monsieur le maire on remercie Aden la délégation qui nous est venue de Dionewar aussi, monsieur le maire. Voilà. Many arène na no nga ortanga chata ka no nga injom san ref men de many arène war no nga anan fi arène ken def na Sénégal fop drapeau chef de l'état faxange ñoo joro dik wala ñoo lo tadik ande taha drapeau CEDEAO faxange ñoo joro dik wala ñoo joro tadik ande ma ka koy angara nga me ke impete yan mbare mba ngara in so bay meke nguma saxu yone nane donc ke yokot nakoy a jalle ba pare ken som ref devoir in ino jeune def to nay ndefu maire nu ka jeune fane soxla na in we ngeno ten bo na kay mbaxna bo ma ro den kay mais gidma fop salana fop keke andonga commencer xamne ref ka andonga ka na sax ka ref ref ka bes na in mbamir mais ba ref ka tax nene ci amo am abati mbukat ne mais guidement yontuma fop les services techniques les conseils municipaux
au TS madame le maire comme le lay tan mais surtout mais guidement i malnemi alliance génération 83 84 mais guidement nous n'a pas kena ke mosa mais guidement surtout we poste nous on a poste njalla mais xamne aussi journée fane jenga réussite we poste ngeen wuté na pas donc mais guidement poste pas donc comme njom mom laajo des discours mais indi atanga occasion ka nga laaj discours hani mo jong got na fa lay fane mais guidement fop simna fop wa salam jere ngeen jëf. Merci monsieur le maire kon lay fane xola affaire la trop voilà nda koy gowe muj wayele may info test goye mujo maade andim na mare tunen jere ngeen jëf donc cieno bay donc ali may guidement alliance faneten 83 84 voilà fam nga yay fa li na ref graw mor jamme we ngatina jon war voilà we ke def na makeup voilà monsieur le maire contana na nuno fop voilà e bege ha nuno fop gra jibin fop voilà monsieur le maire contana trop voilà gra Moustapha Ba mi def na men fop anderuma ko nake monsieur le maire a bege ha nuno fop a contana voilà guidma fop ci gatal dal voilà et sécurité ngario Mbayanglum accompagné yen fa Akim appel yonani a monsieur le maire fa Akim appel Mbayanglum ndeysaan acha merci acha ndeysaan taxaw leen délégation bi taxaw leen ba monsieur le maire joxe teranga ndeysaan ndeysaan merci monsieur le maire ndeysaan merci jaajëf Grand Abbas itam président conseil mbege yam yeke sanseya jaajëf waay jërë ngeen jëf jaajëf waay merci waay jaajëf Grand Mamou ndeysaan merci c'est ça la paix c'est ça la jeunesse aussi keke jam rek ten waahu keke aje wa na gantale keke donc rocenga in jampona imbana mbakta in jom rek fay bato santé ro yal mam se ñowal jelal ma Mbayanglum waaw jelal ma Mbayanglum waaw waaw
Voilà, toujours Njom ne a Niodior, toujours Njom ne a Niodior, o ekatena finale wana poids léger fane. Garanen lay dano de gano finale to no bisin. Wo bati présenté onam no e Mawdo. wore Mawdo. Tam geno Jilas atido. Wow. Anda e bodir to na final. Non, annumat. Nane na taw Niodior are fola. Wa andim do. Andiro mete genna. Non. OK. Donc hat pare no final fane. Ma fin rek xat. Ano bisin. Wow. Anda ponne tegena. Hein? Anda ke tegena. Non. Alima 150 000 ten tege. Wow. Ngu no moten. OK. Ko ko bisin nek xat boten. Wanu bo bis. Wow. Oy kere Mawdo agen bo Jilas. Alima hoti da hoto dera pole. Mam se jelal mako ki moy Mawdo. Mam se jelal ma bandi 40 bu Niodior. Mam se ki moy bandi 40 bu Niodior. Oy kere bandi 40 fane Niodior te na final wa na cefake. Bandi 40 argio na final fane. Final fane da rek lo wax ci am dam. Ada ponne tegena. Aha. Alima 150 000 nanu de. 150 te gude. OK, anda fodir tona. Alima egen bo Jilas. Jilas agenu. Alima andira mitam. Wow. Donc est-ce que dia yakin gano gagner? Ka ndam rek. Mede fa wode koy. Mede fa mi o. O lang ne meda fa mi. Wa giam ken. Billahi. Lanta do ator. Aro lay ka Niodior wene na final fane. Niodior we heda den hop andam tam. Andam tom den. Kontaan na den hop dal me kontaan na den. OK. Supporter kay tamit jemi ndabit den. Donc il est le meti courage. Wow. Ya samo yalo esikke buona. Amin. Ya je bandi 40. Amin. Voilà. Digwe keden binalu, digwe nungi aden binalu. Voilà, digwe nungi aden binalu. Daw hay kalme masamna alima gisuna o makten fene dadi defane to no eten on wa gisuna o ma ko eten babu fer mo roge simal awe jogo relama jabaro halwe nyana akoramie babu fer bogdo ge simal Voilà, digante Mawdo bandi 40 bu Niodior. Digante Mawdo ak bandi 40 bu Niodior. Mawdo bandi 40 bu Niodior. Bandi 40 bu Niodior moo ñu jox ginnaaw. Ten coodu ina ciñ. Bandi 40 a Niodior. Amboy. Ten coodu ina ciñ bandi 40 fane a Niodior. Bandi 40 bu Niodior. Bandi 40 fane a Niodior. Voilà. Bandi 40 fane a Niodior. Bandi 40 fane a Niodior. Ajangan Amadou Jangan Mawdo. Amboy Jangan Mawdo. Meke jetam bini a Niodior mam se jelal ma combat bi. Bandi 40 bu Niodior ak Mawdo. Mawdo fane Jilas Amadou. Mawdo fane Jilas bandi 40. Bandi 40 fane a Niodior. Bandi 40 fane a Niodior.
Bandi 40 fane a ñojoral lukale sike wate dat o koy nete sikitna Amadou Fahe o koy nete sikitna Ama Fafa nete sikitna Ama Fafa adana na ciñalaten mais ko abodu na ciñala am o endem ndengeñ am mesikona baro wasin Bandi 40 baro was mesikona siki bete Sadik mais aussi bete Sadik ya lukatana ler tende Bandi 40 fane a ñojor mo deg ñojor ko koy Bandi 40 bu ñojor voilà Bandi 40 fa mak fane detan turandor fane Bandi 40 dik ndef meke Bandi 40 dik ndef meke tere Bandi 80 Bandi 80 Bandi 40 bu ñojor fa Bandi 40 fa mak fane o yaay gonle Amboy contre Maodo final arbitre atena len jaajëf arbitre jaajëf arbitre ye mais ke jeta am bina ñojor billahi wallahi tallahi hanne no mbut pel aha étudiant ke me bege yanun étudiant ke andun fop étudiant ke jinra étudiant ke ngen na boba sul jinra ñojor basar falia siwo fayako bo funjuñu ilo fop étudiant ke me bege yanun rew fi gor mais aussi une bege ya wina commune de Dionewar falia bo ñojor Dionewar wina arrondissement fe une bege yanun digante Bandi 40 fa Maodo digante Bandi 40 Maodo Bandi 40 Maodo digante Bandi 40 Maodo Bandi 40 Amadou fane bise tire fa ñojora genu yodi ayodan awaran amafan me awaran wole awaran Mamse topal mako Mamse jelal mako Mamse jelal mako gara lay dano waaw me lay dano bo finde waaw final bane hola waaw gi ma ko xotare mbirne billahi waaw ya samro ya billahi wallahi amin way amin awaran me awaran ko koy Bandi 40 bu mag poids lourd bi Bandi 40 fa mag na ma fi dena Wow, Mamse ñu demaat ci Bandi 40 demi-finale poids lourd diggante Bandi 40 fo gayno legen na Fissel Mbadan ale mama fa Bandi 40 gala na semaine fane ngat dale mu final ale mama fa Bandi ana me andra koy
anda me pirɗi ke andra koy wine ke andra andir weke andra andir weke andra andir digante bandi 40 fo koy gen Mbisel Badan le mama nunga windik weke andra andir injom ne ko wahe min bolur dikande injom ten na pankananne injom ten na pankananne bolur dikande fa andra andir birdi ke andra andir bandi 40 tande bo ye koy nanane nami wow mbine ñojor hewta Européen we ino mbege anu ne siare anu ne na Espagne hatuna ñojor bo fayako lima nga rek moti kim mam se jëlal ma combat bi mu ba mam se jëlal ma combat bi mam se jëlal ma combat bi mam se jëlal ma combat bi waaw wene diaspora fani ne mbege anu ngi akenu ekida na kom na sate ke in ako fele nu muñ moyto waaw mam se jëlal ma combat bi oye utam bi ne ñojor meke ngare ni ngasne bandi 40 foy gen Mbisel Badan Mbisel Badan bandi 40 bine ñojor arbitre central Baba Alou oye gen bom bine ñojor arbitre assistant Ala Cernu Bukunta bine ñojor angenu birdi keke andra andir bandi 40 wow jangan yam combat fa ne bete fa mam se combat bi jëlal mako bambu ba ñaari mbor yi neena leen dañoo xamante ñaari mbor ñi dañoo xamante mam se MCS TV lay xewé fi ci ñojor geew ba ngi ne tegg mbenglum di woy Alaaji Fay di tegg ñojor lay xewé bandi 40 japp na ba mu dëgër bandi 40 japp na ba mu dëgër bandi 40 japp na ba mu dëgër oye gen Mbisel Badan asikaina combat ba nekk katan na pankan doole na pankan combat fa nekk doole na pankan angatan alima angatan angat bandi 40 sinyal ya alima ko angatan angat avertissement angatan angat Baba Alou ka refar angata mangat kagar ko injom rek ken le am rek injom rek are waaw koy wala ndi koy ngata mangat da angata mangat koy okay de kay do mam se jëlal ma leen
mbir ba wennam meti wun datin benna ba meti wennam wun mi fiantal saxu la ilaha illallah bandi 40 fo koy la ilaha illallah billahi wallahi tallahi hadere soro yal wi samandey la ilaha illallah la ilaha illallah birdike anga tagata bandi 40 bo ñi ke yok na kanale bandi 40 la ilaha illallah nena le nga tana ngat bo ñi ke yok du courage ba do sa kino ba entraînement vané il est vainqueur il y a 85 000 il est gagné quoi votre drapeau vané OK si man ñu wa gilas OK wala anda saro lay kanu drapeau le jotona drapeau le gala o jete mbekte fa mak drapeau monsieur le maire jete do yo mak itam ko mama afrina jam final bani ma afrina jam pa na jam i mbekte som te ni ga tutel 15 ati ñaaden quoi entraîneur yo garme ke fi fair play histoire kan jeewon jiriñ quoi histoire kan jeewon jiriñ le aren bane ke ne raga lay katel pour jeunesse bane aren bane jete mbekte fa mak parce que afo ken na ga itam do sokali sport bane la mi ñame to njiran ngas bo paiement ke na a pasto voilà ngara ngane ko nji aren ngor ko dafa baado sada kino organisateur ke tam den gaaw da ya gara yi de baado sada kino baado sikir pati nanirne e kat na revu OK donc ine mbege en ine na kaddu ko tele na nous les sonal le manu sada kino nous anda gare bare men wana politique anu de bacci yum sikin bodino ko ba o de plen donc are ne alma kida kidi de bumen igi en ne las de na rep de na la yumen ale manu sada kino la saru bat kale monsieur le maire njokana njal rek wa dek fay la kedere na basel fane walle ko be aten warum quoi matano ñaaret to njokana njal itam i de la jeunesse fane itam ga de bato ndef wen na ga itam de def les leaders politiques bato belta den am belta nga den rek ani je kay mbuna quoi e ka na revu quoi merci Lazaref alima nous jeunesse fane lu bato sikidi wen na ga de nambiya politique men voilà Niodior TV MCS TV Mamse jëlal ma grand bi s'il te plaît ma ko yam rek dara gari Mamse jëlal ma nga commune fane de Ndiol cer nga pokatu fada da nderin quoi sport fane gara nga indap la pa nga rek pa quoi jërëjëf waay grand jare tena redu atit bo mbinde jon war dale ma Niodior sa te uma ref imbi nouvelle na te ñamma imbi nouvelle na te rokma bayelete meno bi bo naka Niodior fope saref merci jërëjëf waay contana Mamse kay jëlal ma sama grand bi Mamse jëlal ma sama grand bi grand Ousmane Ndiaye ancien couloir grand meke gen wona nene haro lay ka men Delgado rawetanom no awetana mayu de ne ta fina mom fagare da nga hanne adom ke vraiment adom ke parce que fi ame figaro ame ke 4 ans kana ga eru te fakena me mina jangan waaw bon nga fagare da nga hanne ande ne fikeo ma halal fe mais ne dar kene bartak inten claro jamani kanu fi jamani ke gambo parce que ya ngani fane fo denen gara to indik na wina mojum baka mojum gima to ane tekne upu to pirke ne sa dakin wa ambe onya fayda rek do war bege jaje wom combat wa ole in me ko an nogate mojum mar kay no combat ken jena meke no goy mojum ba wala den sa lam ko ma vraiment ani ne tefot na adna nu garna ko fo garaw jaje gara ay contane no gara Ousmane Ndiaye ancien couloir defi mbine a Niodior Mamse ki amul lu mu deful fi Delgado ndanan bu ne daan na ko takkusaan bu ne am na ko Mamse jëlal ma ambiance Aliou Cité l'enfant chéri de Niodior le géant de Niodior le brave le courageux de Niodior Aliou Cité l'enfant chéri de Niodior Aliou Cité qui se rappelle de ces moments indélébiles ici à Delgado Aliou Cité jëlal ma ambiance Mamse jëlal ma ambiance Mamse jëlal ma Aliou Cité Mamse jëlal ma Aliou Cité jaajëf Mamse jëlal ma leen jëlal ma ambiance ndeysaan jëlal ma ambiance tuuti Mamse Aliou Cité Grand Ousmane Ndiaye
Grand Ousmane Ndiaye ten na Pafana ancien couloir. Mais arrête ke ande boy. Indak na moten Cité. Ah, zara mo pa. Indak na moten. Jer kede sumu. Daga yogo. Jaje mbir. Ngene sumu. Jaje mbir. Oh, antu antu. Aha. Do mudina fiangar ko ba lol. Aha. Amuto. Aha. Nanangi tay ba mi nanangi. Nanangi. Adina jor fop. Aha. Adina jor fop. Aha. Mi waw men. Ken jow. Pour ñi ñam sop. Aha. Mi waw men. Ila alu Cité le ma ñojor te waw men. Fop. Alima pour jombe to wala alima te waw men. Pour ne som. Mi waw. Cité har mankew ya bo bandi ki giram. Mi waw. Ya bo bandi ki giram mankew. Tay Bamir arungi. Cité. Arungi. Alima haningi. Menana koy. Menana. Na hop. Andam na den. Aliou Cité le ma da bi wina layra. Wina lew pa le ma da dam na den. Aliou Cité jumay bazom bo bakku yo. Jumay bazom bo Tay Bamir. Ano furate mafre. Inanga ngetrana lang me mose mavir. Lam préparé ko finalum. Hedaro te ci am dam rek te ko ñojo som. Ena gay njom bandi dole ref. Wo njom dole ref. Dole technique ko ne men. Nanu mavir ka amne. Ah vel ka rek. Aha njom dom. Ar lay ka wina sikam ko fadit neke. Gidma de na fop. Aha jemi na viden de na fop. Kon sas mbir. Jaajëf merci. Jaajëf waay. Aw. Elay tono nen fitano wolendi de. Kaga jew. Anda e bodir tono. Aha. Tamagenu. Mege genu. Ñojora genu. Dele manasi mom. Numu sambodir. No yaakaar num koy. La janu mo lamit maka ille min gawe ma fi dai jom dole rek ma fe. Dale ma fel ka fel rek. Kaga telo ma kaga na jekka. Bora la rek. Ha. Digante Bandi 40 ak Simon Sène fane a Niodior. Digante Bandi 40 ak Simon Sène. Voilà, photo de famille. Bandi 40 Simon Sène bu Niodior. Bandi 40 Simon Sène bu Niodior. Boukounta, arbitre central. Voilà, mbine a Niodior tena hewta. Voilà. Voilà, wow. Mbine a Niodior a hewta digante Bandi 40 Simon Sène mbine a Niodior final poids lourd arbitre central Boukounta hewta mbine a Niodior mardi le 1er mai
2021 ici à Niodior, à l'arène municipale de Niodior. Mais kere ki joma felta ndere soro yalla biangan rek bale mada koy asam go ne jote o refa ngo kenar joti rek ne koy o fakada i hole muju ada parce que kena nga tona giaw rek putti ke joti aji kwandole keke waye je way keke waawje keke waawje keke waye je keke waye je waaw waran Simon Sena ma ba bandi 40 Simon Sena ma va bandi 40 Simon Sena ma va bandi 40 e jom ngolu fecc Simon Sena ma va bandi 40 e jom ne ñofa ñof keke ñofa ñof keke ñofa ñof keke ñofa ñof mam seya ma fan Simon Sena ma va bandi 40 e jom ngolu fecc a jeer na benn werante même pas une minute ama fani njomi ngolu fecc mam se jël ma mbayang lum mam se ngir yalla jël ma mbayang lum sécurité baa ngi nii sécurité baa ngi nii mam se jëlal ma sécurité bi jëlal ma sécurité bi mam se jëlal ma gaay mam se jëlal ma gaay